C'est très important. Bintaba qui justement représente le desk économie de la maison. Bintaba, économiquement, je pense qu'on a beaucoup plus investi, dépensé nañ tuuti lu ëpp que li nga xamante ni moom la ñuy amagum jotagum ci investissement yu ñu jot a def. Est-ce que tamit nag c'est pas sur un long terme? mi ngi noonu Asma comme ni ngeen ko waxee rek à chaque fois dañ koy répéter booy investir da ngay investir ci loo xamante ne da lay jural xaalis mais Asma bu demee àbb xaalis war ko delloo kiyaa te xaalis ba jël na ko def ci lu ko neex bu fay ba jotee dafay metti ku nekk dina fa woote wàllu loolu itam problème la comme ni ngeen ko waxee rek démb suñu confrère Ndiogou Cissé ci journal La Tribune listé na ko li nga xamante ne tey jii moom moo tegu ci table président de la République bokk ci ay priorité dafa bëri lu ci mel ni gis nañ société yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon au Sénégal fan yi anciens travailleurs yëpp ñu ngi grève boo ci toftalee li nga xamante ne mooy grève bu jàngalekat yi ñoom itam ñu ngay yëglu ak yeneen problème secteur tourisme yi nga xamante ne coronavirus bi jaar na fi santé bi encore ñu ngi koy wax donc autant de préoccupations yoo xamante ne président de la République je pense que bu élection yi passé ak yeneen puisque nee na dafay jël présidence en exercice de l'Union africaine et que tey jii mi ngi xalaat delloo ci poste premier ministre donc xalaat na ni dinañ xalaat peut-être bëgg nañ gën a baral li nga xamante ne moo di liggéey bu ko defee revendication yi am bu ñu mënul saafara lépp itam lu ci ëpp ñu mën ko saafara pour le bien-être des populations. C'est important Aïcha mi ngi noonu ginnaaw loolu itam nag ñu daal di dugg ci économie ànd ceeg Bintaba sans plus tarder. li ñu war a càmbar ci réew mi dafa mujjee bëri ba tax ne nañ góorgóorlu ñun ñëpp rek incha allahu rabbi. Bintaba, souhait du président de faire du Sénégal un hub aérien. L'analyse de Mohamed Fawzou sur ce thème, Fawzou Dème qui est conseiller technique au ministère du tourisme. Bintaba. mi ngi noonu Asma ni ki conseil des ministres bi nga xamante ne génn nañ ko mooy conseil des ministres du 12 janvier président de la République moom nag waxaat na gouvernement bi mbébét bi nga xamante ne am na ko ngir rek fexe ba Sénégal nekk benn hub aérien waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na il faut que mu am ay ingrédients ay modalités yoo xamante ne mooy tax Sénégal nekk hub aérien bu ñu fàttalikoo yàggul dara am na rapport de l'association des compagnies aériennes africaines AFRA boo xamante ne génne woon nañ ko ñoom nag ñu ngi doon wone ci côté transport xëy na AIBD aéroport international Blaise Diagne am na ay jéego yoo xamante ne war na ko def mais ci wàllum fret c'est-à-dire transport de marchandises xëy na foofu lañ tane alors tey jii gis nañ li nga xamante ne mooy fusion diggante aéroport Blaise Diagne ak ADS agence des aéroports du Sénégal loolu itam amoon na fi président de la République récemment am na benn appareil benn avion boo xamante ne dañ ko réceptionné moom nag ca cérémonie ba mu ngi doon sàkku ñu fexe ba ponctualité des vols ak qualité service ñu gën ko indi de mise pour rek bu ñu bëggee am benn hub aérien mu gën a yomb ci ñun nañ dem yëraat conseil des ministres bi lan lañ fa dëxe ñu ànd ci ak Mame Sidi Diop ak tonton Bakary dem dellusiwaat léegi-léegi. ci conseil des ministres du 12 janvier 2022 njiitu réew bi xam la ne waat na gouvernement bi ambition bi mu am ngir rek fexe ba Sénégal nekk benn hub aérien de référence au niveau international. ci loolu sax am na ay digle maanaam injonction yi nga xamante ne jox na ko ministère du tourisme et des transports aériens waaye itam ministre des finances et du budget. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay observateurs diggante mbébét bi ak li ñuy woowee réalité du terrain jar na saytu bu baax a baax ndax rek li ñuy tuddee ingrédient wala mécanisme yëpp mën nañ ko dajale ngir rek fexe ba mbébét bi nga xamante ne am nañ ko def Sénégal hub aérien ñu mën ko am. Bintaba, c'est bien d'être ambitieux mais c'est encore mieux quand on est réaliste. Est-ce réalisable? mi ngi doon nag Asma réalité du terrain dafa am yenn saa yi nga tëdd sa kër di xalaat wala di gént lu neex a neex mais nag boo demee ca terrain ba war ko concrétiser souvent moom mooy nekk problème ba tax na lépp loo xamante ne président de la République mbébét na ko yoon la pour taskatu xibaar yi ñu taxaw ci xool est-ce que lii nii mën na nekk donc loolu moo sabab tey ji chronique bi nga xamante ne dañ ko def focus ci président souhait bi mu am rek def hub aérien est-ce
est-ce que mën na nekk ci ban délai la mën nekk yan mécanisme ak yan modalité moo ñu war a accompagner ci loolu sax Asma gis nañ ci conseil des ministres bi nga xamante ne moom moo weesu jox na ay injonction ñi nga xamante ne mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi ci wàllum jaww ji waaye itam ministre des finances et du budget tey jii nag pour ñu gën ko comprendre on ne parle jamais sans l'avis d'un expert dañuy dem jëli Mouhamed Fawzou Dème moom mi nga xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu bi mu faram fàcceel ñu ko laataa ñuy ñëwaat ci plateau bi Mame Sidi bu baaxee ñu dem. président lu mu wax dafa leer nañ président dafa wax ne projet yi nga xamante ni bii mooy projet structurant yi nekk diggante AIBD ak Air Sénégal ak ANACIM yooyu benn bu ci nekk ak aéroport secondaire yi nga xamante ni bii ñu ngi koy taxawal lépp li nga xamante ni bii dafa aju ci doxalin wi ci ni nga xamante ni bii noonu lañ ko war a tëralee niñ ko war a saytoo mu ne nanu renforcer vigilance bi renforcer taxawaay bi renforcer liggéey bi pour que projet yooyu yëpp benn bu ci nekk mën a pare ci waxtu ba nga xamante ni bi moom lañu ko programmer pour que envol bi nga xamee ne bi moom la Air Sénégal war a am su waxtu bi jotee mu mun a libéré wu mën a daal di suqi tàllal ay laafam daal di mën a jëriñ askan wi loolu la doon wax donc loolu dafa laaj direction benn bu ci nekk la nga xamante ni bi moom la am ci projet mu taxaw ci ñi nga xamante ni bi ñoo yore mise en œuvre bi tamit ak surveillance bi ñu taxaw si mais ci gàttal daal soo buggee dégg mooy ne président de la République jox na importance secteur du tourisme et de l'aviation civile. Maintenant Sénégal dafa bëgg mu doon ab hub sous-régional hub nga xamante ni bii au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne avion yi nga xamante ni bii ñooy jóge ci yeneen réew yi di ñëw ba ci aéroport Blaise Diagne bu nu fa ñëwee ñu mun fa fekk Air Sénégal mu mun leen a jël yóbbu mottali seen i tukki ñu dem ci yeneen i gox-goxaani àdduna bi loolu moom mooy ëpp bi ci biir loolu tamit li nga xamante ni bi dafay renforcer ak di dooleel le secteur de l'aviation civile mooy centre de maintenance bi fi nga xamante ni bi foofu la ñuy réparer ak di contrôler ak di saytu avion yi bu su ko defee loolu aussi dafay créer main d'œuvre dafay créer plus-value ak aéroville bi nga xamante ni bi nga xamee ne dafa war a doon centre de business boo xamante ni bi mu am ay hôtel am ay centres commerciaux am ay activités yoo xamante ni bi ña nga xamee ne bi dañuy jóge ci yeneen réew yi di fi transiter bu ñu transiter mën a fanaan foofu le wala mën fa am benn contrat bu ñu signé wala mën fa def benn réunion bu ndaw daal di wëlbatikuwaat continuer dem loolu mooy njëriñ li nga xamante ni bi mooy aéroville bi li aju aussi ci aéroport secondaire yi kooku tamit dafay rapprocher centre de Dakar bi capitale bi ak yeneen capitale régionale yi dafay tax ba dem beeg dikk bi ak tourisme intérieur bi daal di doon lu gën a yomb lu gën a soqali économie bi mais aussi lu gën a rapprocher population yi ak seeni soxla ak li nga xamante ni bi moom mooy seeni bëgg-bëgg. donc boo ko seetee yëpp en gros loolu moo waral ñu yokk flotte Air Sénégal indi ay avions yu bees mais avions yu bees yi ñu indi aussi bokkul ak yeneen type d'avion yi fi njëkkoon nekk parce que avion boo gis muy daw bu nekk dafa am nu mu am njëriñu boppam am na yi nga xamante ni bi gros porteur la am na yi nga xamante ni bi monocouloir la am na yi nga xamante avion daal dafa bare ay façon mu nga noonu nag mu ñu saytu nag ba gis ne façon avion yi nga xamante ni bii Sénégal soxla na ko war koo yokk ci flottam ñu commandé ci lu takku fexe ba nga xamante ni bii aussi ak armée de l'air ñu créé centre de formation bi nga xamante ni bii fa la ñuy former pilotes yi ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy dawal avion yi vraiment mu nekk un projet cohérent structurant
boo xamante ni bii su fekkente ni bii comme mi ngi mel ni rek relais 400 mètres kenn ku ci nekk bu taxawee fa mu war a taxaw def la mu war a def jokkaloo ak moroomam la mu ko war a jokkaloo dafay daal di doon loo xamante ni bii comme musique bu neex booy dégg comme maanaam mbir mu xamante ni bii soo ko gisee dafay jaar yoon. Aïcha Binta Ba loolu franchement comme je l'ai dit ma question je la repose est-ce que dafa réalisable parce que bu fekkee ni tëj na kii Léopold Sédar Senghor fii ubbi Blaise Diagne bëgg def loolu yëpp ci Blaise Diagne kese est-ce que du métti. Mansour Diop wax na ko tey ci suba de am ndaa toj ndaa du tax a bëri ndaa bi de waruñu ko woon tëj moom wax dëgg neex yàlla bu noonu nañ ko fi bàyyi rek mu gën a bëri mais nag Asma comme ni mu ko waxee rek yëf yi pour mu sotti dafay mel ni relais 400 mètres tey jii bu paasan déparé daw bu rafet jox kiyaa di lagg-laggal jox Binta toog benn place ñeneen dañuy raw te loolu nag dafa mel ni projet bi loolu la dëxëñ ku ci nekk am nga ci wàllu lu ci mel ni aéroport ba ca boppam waaye itam Air Sénégal ANACIM ak aéroport secondaire yi donc mu nekk loo xamante ne nii benn ensemble la bu war a émerger buñ ko mën a tuddee ñoom ñëpp ngir ñu mën a wax li nga xamante ne mooy hub aérien buñ ñëwaatee ci grande ligne yi nga xamante ne développé na ko déjà au niveau de l'aéroport duñu war a fexe ba avion yi nga xamante ne ñooy jóge ci yeneen dëkk yi buñ ñëwee mën a jël Air Sénégal continuer seen voyage waaye itam duñu war a booster li nga xamante ne mooy centre de maintenance bi nag Asma foofu la ñuy saytoo avion yi di leen xool pièces ya ca manqué ak la ca war a am ak lu ni mel alors l'existence des aérovilles loolu itam ay centre de business lay doon bu paasan ñëwee di signer contrat mën fa fanaan rapidement mën a jëlaat avion te loolu sax war nañ ko gën a suqali nag Asma ndaxte ak suñu pétrole beeg suñu gaz bii di ñëw du ñàkk ñoom Mohamed Daniel Ndiaye buñ ñëwee Sénégal mën fa jaar fanaan fa benn bés doog a mën dem alors ay hôtel voilà mais du doy parce que dégg nañ ko rek yàggul dara jëwrin bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllum tourisme mu ngi doon wax Doudou Ka il faut ñu fexe ba nga xamante ne secteur privé bi dinañ mën a ñëw amal fa ay hôtel ci hectares yu toll noonu te amul hôtel bu ko jege carrément il faut dire que Sénégal dafa nekk en retard par rapport ak yeneen aéroport yi nga xamante ne jamono ji la koy wër day am mais boo bëggee jógee quand même aéroport ba dem ba Diamniadio quand même am na tuuti distance loolu itam war nañ ci indi ay solution beneen point bi mooy aéroport secondaire yi nga xamante ne war na mën a am un peu partout loolu itam dina tax ba mobilité bi dina mën a am ñu développer li nga xamante ne mooy tourisme intérieur mais itam renforcement de la flotte je pense que ñu ngi ci parce que récemment am na avion bu bees boo xamante ne réceptionné nañ ko mais est-ce que doy na laa bëggoon wax donc autant de questions yoo xamante ne war nañ ko mettre sur la place il faut mu am lëkkaloo boo xamante ne lëkkaloo bu wóor lay doon ku ci nekk ca fa nga nekk nga mën a liggéey la nga war a liggéey bu ko defee buñ ko jokkaloowee comme ni ko Mohamed Fawzou Dème waxee mu mën a baax liñ ci mën a jàpp Asma mooy projet la bu am njëriñ bu cohérent mais toujours mise en œuvre ba kay la ñuy xaw a jooy Asma. En tout cas merci cant ak ngërëm ñeel na la dañ ci nuyaale